asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi ameti mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu ne bu làmbook njëriñ ci seen émission face à l'invité tey nag ñu am mbégte déplacé wu dem ba Kër Massar fekk fa benn kilifa boo xam ni responsable politique la nekk candidat ci local yi kon. Sans plus tarder dañu dugg ci émission bi tey ki ñuy dalal mooy sëñ Adama Sarr alors Adama Sarr ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci TMS TV xanaa ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw salaamaaleykum waa TMS TV. maa ngi leen di nuyu di leen di dalal bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di seetaan ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di déglu di nuyu également population Kër Massar bi yëpp. kon Adama ñu bàyyi la nga présenté wu nga wax ñu sa parcours politique ak professionnel. waaw man maa ngi tudd Adama Sarr comme ni nga ko waxee donc parcours politique bi nañuy commencé ci lu gën a bees parce que man maa nekk candidat bi nga xamante ne waa Yewwi Askan bi mën nañ tànn ci commune Kër Massar Nord. Yewwi Askan bi mooy ñoom Sonko ñoom Khalifa. voilà mooy coalition. mooy la grande coalition la grande coalition bi nga xamante ne tey jii. moo teree nelaw waa Benno Bokk Yaakaar. moo leen teree nelaw bu baax a baax. donc mën nañ investir ma doon seen candidat à la commune de Kër Massar Nord. donc man maa ngi nekk un ingénieur géomètre topographe. donc di liggéey ci direction générale des impôts et des domaines. donc yore bureau cadastre bu Kolda. avant loolu ma nekkoon également chef de bureau régional du cadastre de Tambacounda. jaar naa également cadastre bu Mbour. et au-delà de ces fonctions là. je suis le président donc du réseau des jeunes géomètres francophones. maanaam dëkk yi nga xamante ne yëpp nañuy làkk français ci àdduna bi man maay président bi nga xamante ne maa jiite kuréelu ndaw yooyu bu loolu weesoo également def naa ay consultance pour waa Nations Unies donc nekkoon aussi coordonnateur pour l'Afrique bu fédération internationale des géomètres donc bu ñu duggee ci wàllum politique bi maa ngi bokk benn plateforme politique bi ñuy wax avenir Sénégal bu ñu bëgg bi nga xamante ne docteur Cheikh Tidiane Dièye moo ko jiite mu am ay nit ñi nga xamante ne ñu màgg nañ ci wàllum politique gu Sénégal ku mel ni Fatou Blindé Diop nekkoon ancien ministre liggéey ak ñoom ku mel ni ñoom Ngouda Ngom ku mel ni ñoom Maron et cetera et cetera et cetera donc maa ngi bokk ci plateforme boobu plateforme bi bokk ci coalition bi nga xamante ne ci mooy coalition Yewwi Askan Wi donc ñu investir ma ci Kër Massar Nord. macha allah bu ñu la déggee li ñuy wax ci Touba vous avez une carrière qui est jalonnée de lauriers macha allah carrière boo xam ni la macha allah am na ay galons ak ay grades donc vraiment loolu lu am solo la ñu ngi la ciy féliciter alors Adama Kër Massar ngay politiquer fii nga soxla également nekk maire. ñu bëggoon nga wax ñu ban bilan ngay tiré ci équipe sortante bu municipalité bu Kër Massar. waaw xam nga Kër Massar moom balaa ñu jàll ci question bi. ma yokk ci rek ni doctorant là aussi c'est un doctorant. à l'université Laval du Canada. macha allah donc maa ngi foofu di def ay recherches. donc pour ñëw ci sa question bi. Kër Massar moom fu ñu ko tuddee rek. maanaam nit ñi reetaan nañuy njëkk a def. parce que. am na équipe bi fi nekkoon bi nga xamante ne. le maire sortant surtout. en tout cas lu muy def. mooy Moustapha Mbengue li muy def ay sorties maanaam di def ay erreur de communication. di def ay erreur ci mal présentation bi nga xamante ne amu ko. parce que booy présenter benn affaire bi nga xamante ne amut. tu as du mal à le présenter. kon da nga jàpp ni li muy présenter yëpp dara amu ci. moo tax erreur yi bëri. loolu noonu moo tax erreur yi bëri. est-ce que loolu du waxu politique rek que ni dañu jëm ci ay local da nga bëgg mairie bi. moo tax nga bëgg non du waxum politique. xajamal par exemple li muy def ak yooyu quoi. non loolu mënut a nekk waxum politique. mënut a nekk waxum politique. parce que tey boo gisee Kër Massar tey jii. bépp Sénégalais xam ne insécurité bu nekk Kër Massar. bu ñu waxee Kër Massar rek wax nañu rey. bu ñu waxee Kër Massar rek wax nañu sàcc. bu ñu waxee Kër Massar wax nañu lëndëm. donc loolu nekkul li nga xamante ne si dañ ko inventé. loolu c'est des faits yoo xamante ne c'est des faits réels qui existent tey jii médias yi bu ñu génnee tudd Kër Massar rek rey nañ fa nit bu ñu génnee tudd Kër Massar rek insécurité lañu wax donc mu doon li nga xamante ne si nañ si war a liggéey bu baax a baax et équipe bi nga xamante ne nekkoon na fi wax dëgg yàlla liggéeyu si dara et loolu tax na moo ñu gën a pousse ba ñun taxaw ba tey jii ñu taxaw pour jéem a yóotu maire bi pour mën a indi suñu expertise bi nga xamante ne am nañ ko au plan national comme au plan international ci Kër Massar pour que population Kër Massaroise bi mun see jëriñu. bu ci kanamee daañu ñëw ci mairie boobu bu ngeen ko jëlee daañu ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo il paraît que président benn mouvement nga en même temps
nga defal ñu bilan ak objectif mu mouvement bi également nga wax ñu mouvement bi de quoi il s'agit nan la mouvement bi tudd ak bilan bi ak lan mooy seen objectif. waaw effectivement loolu damay sawar bu baax a baax pour tontu si. parce que au-delà de la coalition Yewwi Askan Wi. man dama am benn mouvement bi nga xamante ne moo ngi tudd Kër Massar Debout ñu créé ko en 2019. donc Kër Massar Debout doon benn mouvement boo xamante ne si commune Kër Massar la yem. maanaam commune bu yàgg ba avant ñi koy xaaj. foofu yëpp nañ doon intervenir. donc mouvement Kër Massar Debout li nga xamante ne def na ko comme activité bëri na. xanaa kañ nañuy jéem a tënk rek. pour gàttal. donc mouvement Kër Massar Debout bañ ko créé ak léegi 2019 la. boobaak léegi formé nañ fi ay jigéen ay groupement de femmes yi nga xamante ne bëri na lool si Kër Massar bi yëpp. lu ko dalee si Boune. lu ko dalee si quartier Folotaay lu ko dalee si Parcelles Assainies yi. lu ko dalee Aynou Mady lu ko dalee Darou Misset yooyu yëpp formé nañ fi ay groupement de femmes. et bu loolu weesoo ñun nañu yàgg a jox cër jigéen ñi. parce que 8 mars bu amee Kër Massar. mouvement Kër Massar Debout moo tax. Kër Massar Debout moo njëkk a jug sargal jigéenu Kër Massar. ba Kër Massar di Kër Massar ba tey bañ ko créé en 1996 ba tey mosuñoo sargal jigéenu Kër Massar. ah bon 8 mars. ba mu amee ñu sargal jigéenu Kër Massar. Kër Massar Debout moo ko def. inondation yi nga xamante ne si génn nañ si. ba mu amee Kër Massar Debout dafa loué ay engins yoo xamante ne ñu ñëwoon jàppale askan bi. pour ndox bi mën a génn si seen kër. bu loolu weesoo formé nañ 30 jeunes yi nga xamante ne si avec des diplômes très reconnus par l' état. ay diplômes reconnus par l' état ñu formé leen jox leen diplôme yooyu jeunes yooyu tey am xëy. bu ñu xëyee dem uti lu ñu am indi seen njaboot. Kër Massar Debout def na fi ay journée de dépistage. du cancer du col du sein cancer du sein et col de l'utérus. donc ay activités yu bëri ba mbas bi ñëwee jënd nañ ay masques wër marché Kër Massar yëpp. jox jaaykat yi. ay masques yoo xamante ne si da leen di protéger. pour mbas bi bañ a law. donc loolu noonu yëpp. ay activités sociales la yi nga xamante ne Kër Massar Debout da ko def. kon mën nañu wax ni fii mbas bi reculé na fu bu baax a baax. bu baax a baax te Kër Massar Debout participe na si. parce que ba mbas bi di doog a ñëw. Kër Massar Debout dafa ciblé marché yi. lu tax ñu ciblé marché yi. mooy que dañu ne marché fa la ñëpp di daje. te lu mu am ay interdiction nit ñi nañ xëy dem dugg ji. moo tax ñu ciblé marché Kër Massar yëpp. doté leen ak ay masques. rawatina rond point station bi. rond point station marché Unité 14 marché Aynou Mady marché Jumbo foofu yëpp dem nañ fa. wax dëgg yàlla avec sunu moyen. ak sunuy moyen bopp. dem jàppale askanu Kër Massar dem jàppale jaaykatu Kër Massar. mais jàppale waale également population Kër Massar. parce que du jaaykat yi doo ngay nekk ci marché population bi ñooy dem. ndugg ji. dem fekk jaaykat yi donc loolu ñu def noonu nañ ko defoon pour jàppale. askanu Kër Massar ci mbas mi. am na loo boro sànq mooy wàllum inondation yi am na loo ci jot a wax dañu gis ni inondation yi indi na ay gàllankoor ak ay jafe-jafe ci Kër Massar te loolu dafa yàgg ñu gis ni état bi presque injecté na fi ay milliards yu bare bari mais mbir mi daal mënul fexe ba am saafara yow en tant que jeune nekk candidat pour jël mairie Kër Massar ñu bëggoon xam yéen lan mooy seen taxawaay ci inondation bi. waaw xam nga inondation bi. yàgg na parce que mooy commencé en 2005. 2005 ak léegi at yi bëri na ba tey. lu ñu dundoon ren dañuy dundaat. lu ñu dundoon daaw dañuy dundaat ren. lu waral loolu. parce que investissement yi nga xamante ne si waroon na am. pour ndox bi dañ fi. état bi def ko fi. mairie bi apport bu mu waroon indi pour ndox bi dañ fi mairie bi defu ko. pourtant gis nañ président nee na moom dugal na fi ay milliards moom il s'est même déplacé avec son équipe. waaw mais xam nga dugal na fi ay milliards. waaye boo ñëwee gis ndox. kon milliards yooyu fan la jaar. c'est la question à se poser. dañu ne dugal nañ ay milliards pour ndox bi dëñ. parce que inondation yi du lu bees. nee naa la ko wax naa la ko sànq sama njëlbeenu kàddu. depuis 2005. 2005 ak léegi ñaata at la. ça fait 16 ans. ndox baa ngi fii ba léegi mënut a dëñ. léegi milliards yooyu ñuy dugal Kër Massar nañ ñu wax fan nañ ko dugal. kon depuis Ablaye Wade. ba ci Macky. ba tey ba léegi mënul dëñ. kon ba tey ndox bi mënul dëñ. xam nga lan lañu war a xool ñun. askanu Kër Massar lan moo ñu itteel. ñu xëy suba gisuñu pepp ndox. mais bu ñu jëloon budget Sénégal yépp def ko ci inondation Kër Massar. bu ñu xëyee suba gis ndox. dañ naan xaalis boobu amul njëriñ dañ naan liggéey amu fi. parce que ñun lu ñu intéressé mooy inondation yi jeex Kër Massar takk jeex fi takk loolu moo ñu intéressé. ñu kon yow da nga jàpp que ni xaalis bi ñuy injecté fii population bi. gisuñu ci seen bopp ci wàllu inondation mais population bi bu ñu ko gisoon tey jii ndox bi jeex. parce que dañoo jël xaalis. investir ko pour ndox mi. te ndox baa ngi fi ba léegi. saa yoo xëyee dajeeg ndox bi. saa yoo xëyee mbott yi di la defal ay concert.
waaw guddi gi mboote lay defal concert doo mën a nelaw donc xaalis boobu wax dëgg yàlla bu fekkoonte ne dañ ko génne pour inondation yi mais nañ ñu wax naka la ñu defee investissement yi parce que ñun ndox baa ngi fi ba léegi xam nga tey jii dafa mel ni rek nga dem si boutique ne da ngay togg maanaam benn plat dem jënd ñu ne la yaasa ngay togg nga dem jënd maafe nga dem jënd tige dege est-ce que comprendre nga tey jii dafa mel ni nga dem ñu ne la toggal yaasa nga dem jënd tige dege doo yàq yaasa maafe ngay yàq donc ñun lu ñu soxla mooy investissement bi nga xamante ne si gouvernement bi nee na def na ko si Kër Massar ñun bu ñu xëyee gis ko maanaam les résultats concrets ñun résultat lañu bëgg parce que ndox bi daf ñu sonal fukki at ak juróom ak lu teg waaw ñoo ngi dund si ndox bi justement lan ngeen di proposer comme solution li ñuy proposer mooy ay canalisation mooy aménagement bu baax mooy construction de bassin de rétention yoo xamante ne ndox bi bu ñëwee dina fa dem et ndox boobu di fa dem sax mun nañ ko utiliser pour leneen mais tey jii bu ñu la nee parcelle assainissement donc loolu maanaam tur bi wuyuwul boppam parce que dañu ne des parcelles assainies par exemple Kër Massar bokk na si gox yi nga xamante ne ñoo gën a taal si Kër Massar parcelles assainies Kër Massar et pourtant dañu ne des parcelles assainies parce que assaini sans assainissement avec zéro assainissement donc ñun assainissement lañu bëgg ñun aménagement la ñu bëgg pour que population Kër Massar mun a dund ci jàmm parce que dund ci jàmm mooy lan boo yeewoo nga bàyyi sa njaboot ci jàmm boo xëyee sa xel dal mais tey jii boo xëyee dem liggéeyi yaa ngi xalaat sa doom yi yaa ngi xalaat feebar bi yaa ngi xalaat sibiru bi yaa ngi xalaat yooyu sa xel du mës a dal population Kër Massar wax dëgg neex yàlla inondation bi sonal na leen bu baax a baax milliards nag ñuy wax ci nañ investir pour inondation yi population wu Kër Massar gisuñu milliards yooyu parce que résultat bi ba léegi c'est la même chose inondation moom fi am ba léegi xaw nga laal point bu am solo sànq mooy wàllum agression yi ak meurtre yi gis nañ ni Kër Massar dafa bëri ay cas d'agression ak ay cas de meurtre gis nañ ni presque éclairage public bi dafa def défaut maanaam mbedd yi dafa lëndëm bu baax alors yow tey mën nañ jàpp que ni bu yàlla defee tey ñu fal la maire ci wàllum éclairage public ban programme ngay tegal population bi waaw éclairage public mooy koñ boo dugg gis fa lampe bu lëndëmee lampe yi tàkk parce que tant que lampe moo ngi am rek sécurité moo ngi am mais tey jii defkatu ñaawteef yi dañuy profité ci lëndëm bi def seeni bon di daw di làqatu parce que tout simplement amuñu lumière bu doy parce que Kër Massar tey jii nii lëndëm bi nga xamante ne si nga def fi crime dafa yomb nga def fi délit dafa yomb nga làqatu fi aussi dafa yomb nga làqatu fi dafa yomb et loolu day ñëwaat sax ci inondation yi parce que am na kër yi nga xamante ne si population yi nañu génn bàyyi kër yooyu noonu même kër yooyu sax defkati ñaawtee fi nañ fay làqatu donc c'est deux problèmes yoo xamante ne am na benn point boo xam ne lié na leen parce que defkati ñaawtee fi tey jii dañuy def seen i ñaawte ba pare dem làqatu ci kër yooyu nga xamante ne c'est des maisons abandonnées donc loolu mu doon benn point bi nga xam ne c'est un point commun donc éclairage bi dafa doon li nga xamante ne si dafa war a solutionner violence bi nga xamante ne am na Kër Massar dafa war a solutionner agression yi nga xamante ne moo ngi am Kër Massar mais Kër Massar da ngay ruus parce que bu ñu tëddee ci médias yi rek wala ci journaux écrits yi ci presse écrite bi agression la ñuy wax viol la ñuy wax loolu yàq na deru Kër Massar bu baax a baax fépp ci Sénégal tey jii boo nee Kër Massar rek ñu ne leen yéen moom agression viol Kër Massar lëndëm na donc loolu noonu dañ ko war a xeex tey jii bés bu yàlla demoon ba jox ñu mairie bi ñun loolu bokk na ci suñuy premier projet yi nga xamante ne dañ koy teg sur la table maanaam koñ boo dugg ci biir Kër Massar gis fa lampe biy tàkk nga xamante ne askan bi seen xel dina dal bu baax a baax guddi gi dina mel ni bëccëg ñun loolu lañ yéene Kër Massar Kër Massar bi nga xamante ne guddi bi day mel ni bëccëg ci wàllum tàggat yaram gis nañ ni gox yu bëree bëri état bi sanc na fa ay stade def fa ay gazon synthétique investi ci lu bëree bëri alors ñu gis ni Kër Massar tey amul équipe bu division régionale amul équipe bu première division amul stade bi tax ñu war a wax stade boo xam ne day répondre aux normes tey également bu yàlla defee ngeen jëli mairie bi xanaa am na pàcc bu am solo boo xam ni war ngeen ko jagleel wàllum sport. waaw loolu dafa am solo. parce que sport ak culture. dafa bokk ci li defar dëkk. sport ak culture. dafa bokk ci li développer dëkk. man damay faral di wax ni tey jii waa Kër Massar bu ñu bëggoon indi Wally Seck wala beneen artiste bu mag Sénégal Kër Massar. mais nañuy dem Mbao wala Pikine parce que amuñu stade bu ñu ko recevoir. loolu dafa ñaaw.
dafa ñaaw ci commune bi nga xamante ne mun nañ ne mooy commune bi ëpp population ci Sénégal. lu ñaaw la. tey jii buñ bëggoon def Youssou Ndour boo waroon ñëw Kër Massar fan nañ koy defee amul. tey jii buñ sunu match nawetaan yi ñoo ngi koy defee ci terrain bi nga xamante ne maanaam doy na waar trop. état bu mu nekk état bu jéggi dayoo la. te day créer violence. day créer violence. parce que stade yoo xamante ne sécurité bi pour ñu def seen liggéey na mu waree sax mënta nekk. donc loolu day créer violence et pour te dire une chose ñëpp tey jii ñoo ngi def ay stade synthétique. yoo xamante ne si maanaam investissement bi nekkul investissement bi nga xamante ne dafa lourd. c'est pas un investissement lourd. tey jii mairie bi bu amoon xarañte bu amoon ay dugg Kër Massar bëri na espace yi nga xamante ne si mun nañ créer espace synthétique yooyu noonu. stade synthétique yooyu noonu. te loolu lu yomb a defar la mais ñàkk vision. ñàkk gis-gis ñàkk projet moo waral ñu stagné fu ñu stagné ba tey jii nii. parce que Kër Massar bëri na ay espace public yoo xamante ne mun nga si def ay stade yi nga xamante ne si xale yi au lieu ñuy dem ay Magic Land au lieu ñuy dem ay Dakar Sacré-Cœur di louer ay terrain heure 20 000 heure 25 000 boo ko defoon Kër Massar non seulement di nga leen wàññil coono bu ñuy déplacé woo di dem ba foofu di football yi mais également mairie bi sax dina si am koppar boo xamante ne mun na ko investir feneen te duñ génn seen dëkk mais loolu noonu yëpp nag il faut nga am vision équipe bi nga xamante ne amul vision mun ta xalaat loolu te pourtant mairie bi ak ay partenaires am mun nañ defar loolu mun nañ defar lu ma 10 terrain synthétique wala stade synthétique yu ndaw yi nga xamante ne doomi Kër Massar mun nañ si gis seen bopp kon ñu ngi am mbégte toujours di ànd ak yéen ci seen émission face à l'invité tey ñu ngi fii ci Kër Massar di ci ànd ak Adama Sarr nekk responsable politique jiite mouvement bi ñuy wax Kër Massar debout defe naa sànq wax na leen cursus am macha allah mu nekk cursus bu am solo macha allah gis nañ ci investiture yu fii bi ngeen di def seen investiture yi fii xawoon na métti. ñu gisoon ku ñuy wax Momar Diop bu PUR. doon revendiquer que ni moo war a jiite tête de liste coalition bi. mu xawoon métti lool ci seen côté. mais finalement li ñuy wax ci tubaab yàlla mujj na ci wis ndox mu sedd. ba tey yow la ñu jiital alors. ma bëggoon xam ñeneen ñi ban appel nga leen di lancer ak loo leen di wax. waaw xam nga Momar Diop moom. alaakulli xaal Yewwi Askan bi la bokk. parce que parti PUR. may nuyuwaale le coordonnateur. bi nga xamante ne moom nañ jël comme suñu candidat au niveau du département Babacar. dafa doon parti bi nga xamante ne. dafa am solo lool ci coalition Yewwi Askan bi. et man Momar Diop. waxtaan nañ. ma ne ko tu es un homme politique man je suis un homme politique. ku nekk mën nga am ambition. pour ne bëgg naa jiite. mais suñu coalition dafa am ay sart. ku nekk dafa dugal dossier ñu jël sama dossier ni dossier bi moo gën. donc man dama koy woo mu ñëw jàppale ma. pour ñu liggéey parce que sama ndam mooy ndamu coalition Yewwi Askan bi. tey jii Momar Diop bu fekkonte ne moom nañ tànn. damay bàyyi lépp li nga xamante ne dama ko doon def. ñëw ànd ak Momar Diop ñu fexe ba Yewwi Askan bi. am ndam ci Kër Massar. donc man appel boobu laa koy lancé. pour mu ñëw jàpp ñu liggéey. te gëm naa ni dina ñëw jàpp ñu liggéey parce que Momar Diop. quoi que l'on puisse dire nit ku baax la. te man wax naa ko nee naa ko da nga am ambition mu am ambition. même ñi nga xamante ne sax ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan bi ku ci nekk tey jii bëgg nga nekk président mais dañoo def coalition teg ay charte léegi charte yooyu nga xamante ne dañ kaa teg il faut que tamit ñi nga xamante ne ñoo ngi ci coalition bi ñu koy respecté. bu ñu tànnee Adama Sarr ñu xam ne Adama Sarr nañ tànn ñëpp ñu bokk ci coalition bi ñëw ànd ak Adama Sarr liggéey bu ñu tànnee ëllëg Momar Diop ñu xam ne Momar Diop lañ tànn ñëpp ñi nga xamante ne si ñoo ngi bokk ci coalition bi ñu ñëw ànd ak Momar Diop liggéey parce que ndamu Adama Sarr du ndamu Adama Sarr rek ndamu Yewwi Askan Wi la. gis nañ local yi xam nañ ni lii jot na gannaaw de ñaari weer moo ci des ñu gis Kër Massar Nord zone bu vaste la maanaam dafa yaatu macha allah ñi ngi wax que ni sax am na presque 80 quartiers. juróom-ñetti fukki quartiers mooy 80 quartiers. alors est-ce que à 2 mois des élections tey yéen am ngeen moyen pour dem rencontrer les populations de ces 80 quartiers là. waaw xam nga liggéeyal askan bi moom. doo bàyyi ba élections yi jot nga koy doog a def. ñun yàlla dafa def ni dañu amoon benn mouvement bi nga xamante ne mooy Kër Massar debout. yàggoon nañ dugg ci askan bi di liggéey ak ñoom. maanaam xaaruñu ba élections yi jot rek ñu ne dañuy dem gis askan bi. wala dañuy dem wax ak askan bi. ñun dañoo yàgg ànd. wàcc nekk ci terrain bi wàcc ci terrain bi di liggéey askan bi. donc fekk 2 mois yooyu noonu liggéey bi nga xamante ne tàmbali woon nañ ko. liggéey boobu la ñuy ñëw eggali te loolu moo ñuy yombalal affaire yi. parce que bu ñu réeree mbir ñu bëri nañuy juum ci xaar élection ñëw pour nga dem jege askan bi di wax ak moom.
ñun defuñu loolu. nee naa la Kër Massar Debout 2019 nañ ko créé. 2019 ba léegi ñoo ngi si wetu askan bi di liggéey ak ñoom di déglu askan bi baax a baax a baax a baax a baax donc 2 mois yi nga xamante ne si moo des pour élection yi jot liggéey boobu nañuy continuer c'est un processus qui va se continuer tout simplement. foofu moom wax dëgg yàlla suñu xel dal na si bu baax a baax a baax a baax te xam nañ ni waa Kër Massar ñun nañ àndal. kon def ngeen maillage bi daal lu ci bëree bëri. waaw def nañ lu bëri bëri. du ma ne def nañ lépp. du ma ne def nañ lépp waaye def nañ lu bëree bëri 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 si Kër Massar waaw. alors ba léegi ñu nekk ci question politique gis nañ ba léegi comme li ma la wax sànq local yi soreetul. alors Kër Massar xam nga ni zone bu am solo la ci Sénégal comme Parcelles Assainies comme Grand Yoff fii ngeen am fi ay candidats yu redoutable ma joxe ci sax exemple tey lu mel ni Benno Bokk Yaakaar nga xam ni moyens yi ñoom ñoo ko yor am nañ fi également ay leaders yu am doole yaakaar ngeen ni combat bi dina yomb suñu xoolee situation bi tey ni mu tëddee ak leaders yi fi nekk rawatina waa Benno Bokk Yaakaar. combat bi dafay yomb Fall. xam nga lu tax muy yomb. askan bi ñun lañ àndal. askanu Kër Massar. Yewwi Askan Wi la àndal. ci fan ngeen ko teg foofu loolu. xam nga si luñ ko teg. parce que fu mu toll nii amul benn résultat bi nga xamante ne si ñi nga xamante ne ñoo yor pouvoir bi mun nañ ko teg sur la table woon ko askan bi ni ñoom lii nañu liggéey. bul fàtte ni ñoom ñooy gérer mairie bi de. ñoom ñooy gérer mairie bi. mais dañoo toll jamono ji nga xamante ne si. Fall ma wax la ko. tey jii. askan bi kenn mënutu leen jënd. askan bi dafatuñu. ba la neexee nag. nga bokk ci gouvernement bi. yaakaar nga ni gars yi du ñu indi seen i ay mallette comme lu ñu daan def rek. waaw bu ñu indi nañ lekk. man xam nga lan lay wax askanu Kër Massar. ku indi. say mallette lekkal parce que sa alal la. parce que ba nga nekkulee dara. indi woo ay mallette. ba nga nekkulee dara. indi woo ay mallette. xam nga ñun ñii mosuñu occuper poste. boo xamante ne état moo ñu ko jox. te pourtant ñoo ngi defal askan bi. am na ñi nga xamante ne te yor nañ ay portefeuille ministériel bañ ko yoree dañuy doog a dugg ci askan bi di def. man damay wax askanu Kër Massar ku leen indi xaalis jël leen. mais bu woote jotee. xool leen ki gën ci yow. ngeen wooteel ko. man loolu lay wax askanu Kër Massar. alors yow yaay président des jeunes géomètres francophones ñu gis que ni da ngay tukki lu baree bari à l'étranger lu baree bari macha allah est-ce que tey mën nañ jàpp que ni boo faloo boo jëlee mairie bi est-ce que Kër Massar mairie bi commune bi dina bénéficier wu ci sa carnet d'adresse boobu nga xam ni ci ngay faral di tukki lu baree bari. waaw loolu bokk na ci lu tax may gën a xeex. parce que comme ni nga ko waxee. côté international am naa ci ay contacts am naa ci ay relations yu bëri. ba nga xamante ne tey jii bu ñu demoon ba jël mairie bi. samay contacts yooyu mun nañ ñëw jàppale ñu. maanaam ci ay partenariat bilatéral. yoo xamante ne dinañ indi. lépp li nga xamante ne mun nañ ko apporter commune Kër Massar pour askanu Kër Massar mun see jëriñu. donc loolu bokk na ci li nga xamante ne support la. support la bi nga xamante ne mun nañ see appuyé wu bés bu ñu jëlee mairie bi pour indi li nga xamante ne ci benn commune Sénégal mosu koo gis à Kër Massar. parce que au niveau international yàlla def na ni am nañu relation yu baax a baax fépp nag foo xalaat ci àdduna bi. continent boo mënta xalaat ci àdduna bi am nañ fa ay contacts am nañ fa ay relations yi nga xamante ne bés bu yàlla defee tey jii bañ jël mairie bi ñooñ dinañ ñu ñëw jàppale. waxuma nag may ñu. mais jàppale ci ay partenariat ci ay collaboration ci ay projets yi nga xamante ne askanu Kër Massar dañ ci gis seen bopp. surtout nag particulièrement la jeunesse Kër Massaroise. dañ ci gis seen bopp bu baax a baax. nañu ñu mën a jàngalee nga xam ni local yi jot na candidat yëpp presque dévoilé nañ seen programme yow nga am programme boo xam ni bugguloo ko dévoiler pour le moment parce que da nga ragal que boo ko génnee gars yi piraté la nan nga ñu mën a expliquer loolu wala est-ce que mën nga ñu expliquer quelques lignes ci programme boobu nga xam ni yaa ngi ci toog fi mu ne nii mais ba léegi nanguloo ko woon askan bi. waaw programme boobu sax yàlla def na mosoon nañ see mosal tuuti rek askanu Kër Massar. parce que dañ doon bañ a dévoiler lépp gars yi accaparé ko loolu lañ doon bañ mais mos nañ see mosal tuuti askanu Kër Massar mu doon programme boo xam ne ci fan yi néew dinañ ko génnee instant bii nii ñiy wax ñoo ngi monter suñu comité électoral ñoo ngi dox pour monter suñu comité électoral bés bu comité électoral boobu demee ba taxaw askanu Kër Massar yépp dinañ gis suñu programme te fekkente ne ci programme rek la ñuy fal gëm nañ ni ñun ñooy am ndam parce que programme bi nga xamante ne nar nañ kaa génnee gisuma kenn ki ka nar a génnee fii ci Kër Massar Nord te askan bi dinañ ci teg seen bët ci ay fan yi néew waaw. ban jàngat nga ñu mën a defal ci yenn gox yi nga xam ne yu baree bari seen candidature bi waaye Yewwi Askan bi dañ ko rejeté Kër Massar
yéen kenn rejeté wul seen candidature. waaw nan nga ñu mën a expliquer loolu. loolu moom dama naan ragal la rek ragal bëri la. yow nga nekk mbër. ngemb. dóor say débat dem ba terrain ne du ma bëri kenn nekk fa di bàkku. loolu ragal bëri la. parce que ñëpp xam nañ tey ni Yewwi Askan Wi. commune bu mu mën a présenté wu ci Sénégal da koy jël. loolu moo tax ñu leen di galgal di leen di faagaagal pour ñu bañ a présenté wu. mais pourtant yow Kër Massar jàll nga. Kër Massar jàll na. kon yow amuloo problème. non man awma problème boobu. mais boo xoolee ci Sénégal yépp liste yi nga xamante ne dañ ko rejeté liste Yewwi Askan Wi la. loolu teene xel trop trop trop. parce que bu ñu fàtte nii. ñi nga xamante ne dañoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi. et nit ñu am expérience politique la ñu. Khalifa Sall ba muy njëkk a nekk député 1983 la. def na 40 ans de vie politique. Aïda Mbodj. ñëpp xam nañ xarañteem ci politique. Habib Sy ñëpp xam nañ xarañteem ci politique. Ousmane Sonko ñëpp xam nañ xarañteem ci politique. donc je pense que ni réseaux yooyu ñuy def ci liste Yewwi Askan Bi c'est des réseaux yi nga xamante ne c'est ciblé. malheureusement bokkul ci processus électoral bi bokkul sax ci démocratie day ñaawal démocratie. mu doon li nga xamante ne dañ koy ñaawlu bu baax a 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 baax. parce que Yewwi Askan Wi ay nit yi nga xamante ne dañoo maîtriser politique. yàgg kay def ñoo fa nekk. lim naa ko sànq ku mel ni Khalifa Sall ku mel ni Aïda Mbodj ku mel ni Habib Sy ku mel ni Déthié Fall ku mel ni docteur Cheikh Tidiane Dièye ku mel ni docteur Babacar Diop FDF et nit ñi nga xamante ne si yu am xam-xam si wàllum politique ñoo fa nekk. juste que rek daa am li nga xamante ne nanguluñ ko Yewwi Askan Wi te nangul nañ ko coalition bi nga xamante ne moo nekk au pouvoir moo tax rejet yi bëri. nan nga ñu mën a jàngatalee. si loolu nga baal ma doguma la. lan moo tax ba ñu jugee sunu mandataire national Déthié Fall. bind lettre ne nañ dem saytu liste Benno Bokk Yaakaar ci préfecture yëpp. préfecture boo dem ñu ne la duñ la woon liste bi. est-ce que loolu du indi violence comme la xew démb Kédougou ak Moustapha Guirassy Mbamba Guirassy. mais lan la yoon na ko maye. loi électorale moo may bépp mandataire nga am sañ-sañu nga am droit dem ci préfecture wala sous préfecture bi nga bokk xool ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañ ci jongante yi seen liste. mais pas nga ànd ak sa gàngoor comme li xew démb Kédougou. waaw mais xam nga gàngoor moom homme politique. fu muy dem day ànd ak gàngooram. parce que boo àndee gàngoor moom mën na déborder. waaw mais boo àndut ak gàngoor sa sécurité ku koy yor. ah waaw mais sëñ Adama loolu aussi tee na xel de. mais homme politique. ñu tàmbalee élection. maanaam processus électoral bi commencé. mais fooy dem il faut nga ànd ak sécurité. parce que Moustapha Guirassy doon na koo xamante ne tamit kenn mënut a nangu ni moom kese moom condom dina jug dem préfecture naan day vérifier buñ ko agressé du préfet moo koy faj du keneen wala keneen a koy faj nañu waxante dëgg. il faut mu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo koy aar ñooy assurer sécurité am. lu ñu mënoon def kañ yomb na. nañ wax ñu ànd ak Moustapha Guirassy nañ taxaw ci bunt bi Moustapha Guirassy yow yaay responsable bi dugal vérifier liste Benno Bokk Yaakaar bi. ñu xool mais lan nañuy nëbb ci liste Benno Bokk Yaakaar parce que les faits yi nga xamante ne moo tax ñu rejeté dossier Yewwi Askan Wi ci communes yu bëree bëri ci département yu bëri Sénégal mais lu gën a garaaw loolu moo nekk ci liste Benno Bokk Yaakaar yi moo tax nanguwuñu benn mandataire Yewwi Askan Wi dem. ñu ngi may signaler ni presque temps bi ñu ma mayoon jeex na xanaa ma am laaj bu ma la laaj bi nga xam ni actualité la xam nga suba mooy àllarba mooy fukki fan ci weeru novembre. alors cour d'appel bu Ndakaaru convoqué Barthélémy Diaz loolu ban jàngat nga ñu ci mën a defal la convocation de Barthélémy suba. waaw convocation bi est-ce que yéen bëggu leen taal réew mi suba. ak li ngeen di. xam nga réew bi duñ ko taal parce que réew bi bu ñu ko taalee. taalaale suñu bopp parce que ñu ngi ci réew mi. defoon ngeen ko ci temps Sonko de te Sonko moomu d'ailleurs dafa oote suba mobilisation ak résistance. à la vigilance la woote. waaw mais ak résistance. à la vigilance mais loolu day am lu làqu ci ginnaawam de. waaw xam nga tamit réew. ab réew. gars yi nañu yaakaar ni ay douane. ay impôt ay commerce ñu yor développement réew. gis nga développement réew ci benn socle la basé wu. muy justice. réew bu la ëpp justice moo la gën a développé te justice dafa doon pouvoir bi nga xamante ne askan bi daf ko war a wóolu mais tey jii bu ñu demee ba askan bi ñu ëpp ci askan bi wóolatuñ justice bi rek loolu tey na xel. mais d'accord nga ci convocation Barthélémy bi suba. d'accord naa ci parce que citoyen sénégalais la. justice sénégalaise. amuloo ci benn crainte aussi. non aw ma ci benn crainte pour ñu am na ñuy wax ni. c'est un moyen de l'éliminer pour la ville de Dakar. xam nga lu tax aw ma ci crainte. parce que. bu demee day dellu si. nga teg ko fan. parce que xam nga tamit. mën nañ ko condamner. y a un fait qui existe.
légitime défense dafa am. mais nañuy waxante dëgg ñu ñëpp ay sénégalais nañ. Ndiaga Diouf fan la jógee ginnaaw raay man mii di wax yéen ginnaaw raay laa juddoo. waaw département Pikine. ñu nekk ci élection nga jóge département Pikine. jóge commune ginnaaw raay. dem ba département Dakar. dugg commune Mermoz. dugg ci ancienne commune bi. di wër maire bi. loolu lu ñu la fa def wax dëgg yàlla yaa tooñ sa bopp. te ba ci tiire ay balu fetal ci kaw ay nit. te man damay woo jeunesse sénégalaise bi bu ñu jaay seen bakkan ci élection yi bu leen kenn fay alal parce que alal jaru ko. tey jii Ndiaga Diouf moo perte. man loolu la wax quoi Ndiaga Diouf moo perte. justement ñi nga xam ni dañuy recruter tey ay nervi parce que état bi ñu ngi koy tuumaal lu mel noonu. waaw ban appel ngay lancé ci ñi nga xam ne ñi ngi recruter ay nervi wala di récupérer comme ni nga wax di recruter ay jeunes ñu nekk ay nervi di def naka sulu noonu am na ñu koy tuumaal état bi. lan ban appel ngay lancé jeunes yooyu. mais jaru ko alal boo xam ne bu ñu la ko joxee amaana sa bakkan du ko fekkee. mais jaru ko jël. qu'on se dise la vérité. et jeunesse bi war nañ dépasser loolu war nañ yeewu. war nañ utiliser seen xel. ay doomi aadama nañ. duñ ay mala. bokkul sax ci éthique. politiciens yi koy def. mais politicien bu ko def mais jeunesse bi dañuy am fullaay bañ loolu noonu. parce que bu ñu la reyee. say waajur ñooy perte. yaay perte. te dama ne jaru ko. état baa ngi du ma ne état bi sax parti au pouvoir lay wax parce que état ñun ñëpp la. état yow la man la. keneen la kële la. ñun ñëpp ñoo formé li état mais parti au pouvoir laay wax. ñooy recruter ay nervis di créer violence. di tooñ. opposition bi. di leen di xoqatal pour ñu fipp. Sonko lu ñu ko def Ziguinchor. ñëpp xam nañ ni tooñ la. am na ñuy wax ni Sonko sax. ñëpp xam nañ ay éléments am ñoo attaqué Doudou Ka. non ñëpp xam nañ ni tooñ la. am na ñuy wax loolu. Doudou Ka ban droit la am ba ne Sonko warul dugg kër gu jàkkaarloo kër Doudou Ka mais ñëpp xam nañ ni tooñ la. un citoyen sénégalais mais kër gi na takkaloog seen kër Sonko bu fa waree dem dafa war a dem parce que sénégalais la Doudou Ka amul pour interdire ko kër jàmbur duggul kër Doudou Ka kër gu jàkkaarloo kër Doudou Ka la dugg waa Doudou Ka di attaqué ko mais loolu bu nekkul tooñ lan la sénégalais tamit xam li dëgg. dëgg méttiwul ràññee dëgg méttiwul ràññee. Sonko tooñul Sonko dafa jug dem kër gi nga xamante ne moo jàkkal la kër Doudou Ka waaw Doudou Ka yi fekk ko foofu ne day génn par force loolu bu nekkul tooñ lan la nañuy waxante dëgg. bu nekkul tooñ lan la kon. loolu tooñ la amoon nañ mbégte di ànd ak yow ci émission face à l'invité ñu delloo war la kàddu gi nga tàggoo rek xam naa du ñàkk. am na loo xam ne bëggoon nga ko wax surtout jëmale ko ci waa kër Massar yi ñu bàyyi la rek ban appel nga leen di lancer ci élection locale yi. li may wax waa kër Massar mooy. jour élection bu jotee. nañu fal ki gën ci ñoom. buñ leen jënd. parce que jëlee benn ministre boo xamante ne dëkkoo fi. mosoo fay am kër. xanaa Aminata Assome Diatta ngay bëgg a wax waxal. man kay ragaluma lu may wax. tudd tur lay def. j'ai pas peur. dëkkoo fi. Kër Massar xamuñu la. nga jógee fële ñu nommé la ministre. ngay jël. yor ay maletam. yor say malet yi nga xamante ne état Sénégal moo ko moom. di ko jox askanu Kër Massar woo yaay ne nañ leen di jënd. askanu Kër Massar du marchandise bu ñuy jënd. askanu Kër Massar lay waxal bu leen nangu ñu jënd leen. élection locale doomu gox bi dañ koy fal man dama doon sawar pour dem ak Moustapha Mbeng wala keneen ki nga xamante ne APR la bokk dëkk Kër Massar parce que damay xam ne ñun ñëpp ay doomu Kër Massar lañ. waaye nit koo xamante ni Kër Massar mosul a xam bañ doon demee ministre nga ñëw comme te ragal nga Ziguinchor Sonko comme ragal nga Ziguinchor Abdoulaye Baldé comme ragal nga Ziguinchor Doudou Ka comme ragal nga Ziguinchor Benoît Sambou nga ne man kat comme te ne mën nañ ma ministre foog ma am benn base électorale nga ne xaaral ma dem Kër Massar comme waa Kër Massar ñoo ñàkk fayda. parce que nekkul di defar dëkk bi xam nga dëkk ci dëkk bi moom defar dëkk bi aussi am na ci solo de. waaw dëkk ci dëkk bi. defar dëkk bi. waaw mais Assome dëkkul ci dëkk bi. kon amoon nañ mbégte vraiment di la dalal ci émission face à l'invité dégg ngeen ci kàddu yu am solo yi nga xam ni Adama wax na ko au cours de l'émission ñëw nañ ci ponk yu baree bari jëm ci surtout situation Kër Massar ak ci candidature am vraiment amoon nañ mbégte xanaa di ziar Alaaji Thierno Moule Sow di ziar aussi bépp internaute ak téléspectateur boo xam ni yaa ñu suivre ba Allemagne ba Amérique partout dans le monde amoon nañ mbégte tey ma doon ànd ak ci caméra bi di Youssou Diallo ak Ndandar kon di leen jox dig daje ci yeneeni émission jërë ngeen jëf